sa réew di xas sa réew doo dem sa réew yow danga réer soo bàyyee li nga doon dema doon li nga yoon yow danga réer bàyyi nga sa yoon yow mi dem sa xeet ni wat ci yoon te danga réer yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon booy bootu yàgg fa lool boo sañul foog ne yow fa nga dëkk ñamam seen réew di la xoole bët bu weesuwul nga jox seen réew yow mi ba sa réew di xas sa réew doo dem sa réew yow danga réer yow mi teg sa xeet ni woon ci yoon di danga réer yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon tey nag ñoom ci kanam am médiateur culturel ci kanam Mamadou Tall dëkk jigéen avec Mamadou Tall nag ñu war a waxtaanee lépp lu nga xam ne dana dem ay nga xam commencé na dañu def ñu war a jëm donc asalaamaaleykum monsieur Ba donc maa ngi leen di nuyu di la sant di am kontaan bu baax vraiment di ñëw ci émission bi donc 30 minutes chrono et di am yaakaar ci ne tey rek lépp lu ñuy waxtaan dina doon li nga xam ne dina amal njëriñ askan bi. jërëjëf Tall xanaa ñu dugg directement ci waxtaan bi mais Tall lan mooy différence entre sénat régularisation bii nga xam ne moom lañ démarré ren ak yu nga xam ne moo fi jotoon a jaar. voilà xam nga donc dafa am différence entre lu ñu tuddee sanatoria ak régularisation xam nga sanatoria terme sanatoria mi ngi jógee ci verbe bu ñuy wax sanare mooy maanaam day ñëw maanaam lépp lu fi nekkoon maanaam ñu du jël en considération lépp moo gën a yaatu parce que sanatoria moo gën a yaatu régularisation ne parce que sanatoria boo leen rappelé mi ngi gëj a amee sanatoria mi ngi gëj a amee ci loi wu 98 bi muy loi turco napolitano foofu la sanatoria amee woon foofu dañoo waxoon rek soo amee datore di lavoro rek yow mën na laa defaral kayit boobu loolu tuddoon sanatoria alors que nag depuis 2002 muy loi Bossi-Fini bi 2002 2009 ak 2012 yi fi jot a am yëpp ay régularisation la leen tuddee moom mooy lan dañu woon ne day am nit ñu nga xam ne dañ doon liggéey au noir ñu bëggoon nag léegi ñu régulariser leen maanaam régulariser leen te fekk na ñoom amul woon ay documents kon day supposé ñu amaale permis de séjour pour ñu mën leen a régulariser ndax booy liggéey te nekk extra-communautaire yi wala nekk koo xam ne gan nga gu amul kayit ci dëkk bi soo dul communautaire yi maanaam boo bokkul ci Union européenne bi ñu lay régulariser da nga war a am permis de séjour wala nga am carte de séjour bi tax nga mën a nekk ci réew mi looloo taxoon ñuy wax régularisation ne nga xam ne yow nit ki comme nag dafa nekkoon ci réew mi te amutoon kayit wala mu amoon kayit ñàkk ko wala mu nekk un irrégulier
su ko defee léegi dañ koy régulariser loolu moo doon différence bi entre régularisation ak sanatoria sanatoria moo gën a mag ndaxte moom day ëmb lu gën a bëri moo gën a vaste alors que régularisation nag moom dafa am rek li nga xam ne ñoom lañ koy jagle. jërëjëf Tall yaakaar naa ne loolu nga ubbee am na solo trop ku wax nag juriste ñu profité ci am ko tey war koo mën a poser question yu nga xam day jëm ci loi donc ñuy rendre hommage gis nañ tey sa Tall manifestation yi bëri na daanaka moom la ñu woon a commencé tax du jublu ci li xeex racisme bu nga xam ne moom mooy bu nga xam ne donc démarré na aux Amériques avec l'assassinat de Floyd donc ban message nga ci war a mën a nan nga ko jàngatee ak lan en bref nan nga ci résumé ci loolu noonu ak suñ taxawaay ci le monde de l'actuel àddina bi xam nga voilà xam nga monsieur Ba posé nga benn problématique bu am solo loo xam ne dafa nekk une histoire boo xam ne depuis kooku dafa le racisme dafa lié ak l'histoire de l'Amérique je pense que ñun ñëpp xam nañ tey surtout nag les noirs américains ku ne xam na ne histoire bi jàng la traite négrière ñëpp jàng nañ ko le commerce triangulaire ñëpp jàng nañ ko ni nit ñi doon yóbbu esclaves yi jàng nañ ko donc malheureusement noirs américains yi ba leen yóbbu en Amérique boo xoolee ñu ne li seen maîtres yi njëkk a def mooy dañ leen a changer seen tur yi changer seen sant yi ku nekk ku la jënd mooy nekk déjà moo lay jox turam moo lay jox santam day mel ni comme ay adoption définitive bi ñuy def donc ñooñu nekk si loolu la njëkk a def beneen bi mooy ñu rompre seen liens yi ak ñoom fan jógee mooy Afrique gi ñu jógee demoon nañ ba même le noir américain dafa xeeboon sax l'africain te xamul na moom ci africain mooy origine africaine la ñoom te loolu yëpp ñoom ñoo ko def blanc yi ñoom ñoo ko def c'est pour rompre ce lien là léegi nag loolu pour lan la c'est mieux la pour que mën leen a contrôler mën leen a gesturer soo xoolee les noirs américains ñi ci réussite ñëpp c'est au niveau de le sport ou bien au niveau de la musique donc ñi ci bëri waxuma ne amul am na ñuy jàng c'est vrai mais boo xoolee la majeure partie nekkul ay cadres yoo xam ne tey dañoo waroon nekk ci administration bi nekk tey au niveau au niveau de l'administration nga xam ne que mais loolu yëpp balaa yi seen politique la woon c'est pour leur maintenir dans leur joug créer ay quartiers yoo xam ne gars yi dañ fay nekk duñ leen jàngaloo loolu moo indi tey li xew en Amérique mu nekk nag lu nga xam ne mais nag fi ñu toll nii si jamono vraiment lu waroon a jeex la lu warta war a mën a am la yaakaar naa ne loolu bi ko le pasteur Martin Luther King di wax ci vraiment son rêve boobu ñu wax ay Harvard dërëm bi mu leen koy wax lu mel nii la moom la waxoon ñu yaakaaroon na tey bu ñu amoon un président boo xam ne nekkoon ne noir muy Barack Obama ñu yaakaaroon na loolu bu ñu fi jógee lu bëri dina changer mais ba léegi gis nga ba léegi le racisme est là bien là te gis nañ mooy li xewoon barki démb muy l'assassinat de George Floyd bi amoon fi. mais Tall ñu jàpp ne donc vraiment ak fu àddina bi toll fii mais est-ce que ñun réellement parce que Obama daan ko daan wax dans son livre la biographique les rêves de mon père donc moom il disait que des fois bu daan conscientiser noirs yi dañ ko daan takkine naan ko un noir avec un livre se ressemble à un blanc mais est-ce que léegi jamono ji fii mu toll nii xeex bi waruñu ko orienter ci beneen façon bu nga xam ne dana permettre ñun ci cadre de décision fa ñuy décider réellement ñun suñu cadre mën faa yegg. gis nga monsieur Ba li nga wax nii xam nga gis nga lii li koy dindi mooy comme li xew tey fu mel ni Angleterre mooy li xew fu mel ni France te bien vrai que am na toujours ay scène mais yooyu yoo xam ne la c'est pas aussi flagrante wala nekkul loo xam ne lu ñuy vivre tous les jours la mais dama ne gis nga monsieur Ba fi ñu war a dem mooy njàng mi dafa war a am solo c'est-à-dire que jamono jii jamono xam-xam la gis nga boo amee xam-xam ak luñ la nit tubaab xam-xam rek la fonk gis nga jamono boo amee xam-xam tubaab moom lu mu la mën a bañ rek ak loolu ma la kii mais bis boo yoree xam-xam ba mën koo dominer ba mën koo jiite rek yow sa problème jeex na mais tant que ñoom ñi ngi am le dessus ci lépp ci xam-xam ci lépp rek bu ko defee ñun toujours suñu poste bi ñu tegoon dañ ñu koy teg ba tey soo gisee malheureusement loolu moom moo nekk monde bi soo xoolee ñi gouverne monde bi ba tey soo xoolee ñun noirs yi dañoo absent parce que boo xoolee ba léegi blancs yi ñoom ñoo yor monde bi on parle de mondialisation on parle de globalisation mais soo xoolee tey ñi diriger àdduna bi tey ce sont les blancs ñoom ñoo diriger donc il nous faut nit ñi jàng suñuy doom yi il faut ñu jàng ñoom rek ñoo mën a relever défi bi bu ñu demee ba nga xam ne ñoom ak ñoom dañuy concurrence ci yëpp rek problème bi dana mën a jeex mais tant que loolu amul on vivra toujours les mêmes situations yu ñuy vivre nii c'est regrettable mais c'est la triste réalité.
mais Fall ñu gis ne slogan yi bëri na Black Lives Matter bëri na ay slogan boobu apparemment victimisation yi bëri na mais instant bi nga xam ne communauté bi noire bi manqué tuñu dara am nañ ay cadre am nañ ñu jàng am nañu lépp mais est-ce que yoon la fu mu toll nii ñuy porter lutte bi à ce niveau fii fu nga toll nii nga xam ne vraiment ak manifestation demee est-ce que nekkul woon ci benn cadre lañu woon a gën a orienté xeex bi. non waaw mais xam nga monsieur Ba xam nga tubaab day wax ne il y a ce qu'on appelle toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase xam nga Amérique yàgg nañ fee seen man fi ay scène de raciste blanc yi li ñu rey ci ay noir kenn mënu la ko wax mais yooyu nag day am foo xam ne soo fa àggee da ngay wax donc vraiment léegi c'est fini c'est donc li ñuy wax soo demee ba sës ci mur bi amatoo nooy def mais da ngay attaquer donc lii xew nii moo mas a xew te tous les jours que jëfee yaa ngi gis ñuy rey ay noir des blancs les policiers blancs di leen rey ñoom daal on les tue comme des mouches amul problème mais affaire bi dafa nekk lu nga xam ne nag dañoo àgg foo xam ne les gens di lii mel ni nag plus jamais ça te gis naa ne affaire bi mu am nii boo gisee nii tey scène de vandalisme scène yi am Amérique manifestation yi am li fay am yëpp tey Amérique tey vraiment toll na foo xam ne tey yaakaar naa ne lii buñ si jógee dama na ne dana am beneen taxawaay bu amaat dina amaat yeneen rapport yu ñu mën a définir néew ma ce sera la fin du racisme mais je pense que dinañ jël ay règles yoo xam ne dinañ mën a jéem a régler ce problème là parce que tant que lii mi ngi am toujours est-il que yu mel nii toujours rek du mën a ñàkk quoi donc problème bi moom mooy loolu quoi. merci beaucoup monsieur Tall ñuy rappelé ko ne Mamadou Tall nekk juriste médiateur culturel di liggéey fii ci Castora bu Bergamo donc loolu mu nekkoon benn hommage bu nga xam ne vraiment dañ ko doon def devant un juriste bu nga xam ne am nañ ko fii muy monsieur Tall donc ñuy ñaan rek jàng moom am na xale yi jàng nañ communauté sénégalaise bi vraiment chaque jour ñu gis ñu nga xam ne ay lauréats lañ yu bees mais est-ce que effectivement Fall nan lañ leen di ñaaxee bañ porter cette lutte là pour relever cette race noire bu nga xam ne waratut a yem rek ci ay slogan. gis nga monsieur Ba le problème man li may wax sama doom keneen di ko war a wax doom mooy lenn mooy la war ka ne man yow comme ni wax sama doom na ko gis nga xam-xam rek moom mooy compter man avec toute la modestie ak sama yeneen moroom yéen même Sénégalais yi ku mel ni yéen ñi nekk ci syndicalistes yëpp parce que dafa am loo démontré moo tax nga mën a toog ci ñoom parce que tubaab nag may xamal nag xam nañ xam-xam reconnaître nañ ko te xam nañ ko parce que nag nit ki soo ko wanee lu ko jaaxal rek dina la am fu mu la mën a teg. effectivement tey ab fierté la c'est ba tey ab fierté la ñu am tey ay sénégalais muy man sama compagnie ak yéen ñëpp sunu gars yu bëri fii au niveau de l'Italie ak partout dans d'autres pays ñu occuper ay postes nekk ci am des responsabilités foo xam ne daawuñ fa gis noir toog fa blanc toog fa loolu lépp lu ko waral mooy c'est parce que da nga am sax xam-xam moo la fa tax a toogloo toog nag boo amee xam-xam dalay respecté dalay respecté. donc man au niveau fi ma nekk nii au niveau de la question. mais est-ce que léegi monsieur Tall problème bi du engagement parce que boo xoolee bon léegi la xale yi dàq jàng téeméeri junni yoon ñun peut-être ay Sénégal lañ jàngee ñëw fi mais xale yi dañ jàng ci réew mi am xam-xam am ay docteur am lépp mais est-ce que problème bi du problème engagement. non xoolal xam nga lan la xoolal gis nga tey xam nga tey fii en Italie on a ci li ma xam sama xam-xam bu ma juumul on a ñaari avocat ñi ngi fi. am na ñaari boy yoo xam ne am na ñaari suñu compatriotes yoo xam ne ce sont des Sénégalais inscrits dans le barreau de Milan. muy maître Mbodj yaa maître Ndiaye. loo gis nag day am commencement te xam naa ne ñooñu rek nga xam mais su ma la man fii au niveau boo demee fii tey am na ci des Sénégalais yoo xam ne ils sont des responsables dans des entreprises te li ma lay wax yéen xëy na yoo ngeen koo xam y a des Sénégalais yoo xam ne man xam naa leen ils sont des responsables dans des entreprises. secteur yëpp ñoo nga fa. secteurs yi xoolal nekk des chefs de service yore ay oto yu baax di commande ñoom ñooy commande donc loolu mooy lan mooy li ma lay wax rek gis nga affaire bi jàng la ma ne dañoo war a dépasser la victimisation monsieur Ba dañoo war a dépasser la xoolal tey sa émission bii ngay def nii ak man boo rappelé moo di fi ñëwoon en 89 yu mel nii musul woon a am dañu wax dëgg musul woon a am tey ku mel ak d'autres ngeen xalaat ne war nañoo def audiovisuel ngeen xalaat ne war nañoo teg parce que c'est vrai que dañoo nekk à l'heure vraiment donc du numérique nekk à l'heure de l'informatique nit ñi wut mën a créer ay cadres yoo xam ne nit ñi doon fi gis c'est vrai que y a l'émergence y a am na réseaux sociaux yi mais loo gis rek bu fa accès rek da ngay ki donc bu nee ba tey ñun ñu am ay cadres yoo xam ne dinañ mën a wax exactement nit ñi di wax tey li ñuy wax nii ñun maa ngi yow li ñuy wax tey duñ fi wax loo xam ne lu dul xam-xam lañ fiy wax duñ fi ñëw léebuñ fi duñ fi ñëw di wax ay lépp di wax naan day taw Sénégal ñun dañuy wax loo xam ne ku ko dégg day xam ne ñii li ñuy wax dañ ko xam parce que dañ ko jàng comme ñoom niñ ko jàngee ay texte la dañ koo bind
dañ koy lire kat xam nañ italien xam nañ li texte yi di wax comme ni ñu ko jàngalee en droit jeex na ay particularités yu am d'un pays à un autre mais droit bi moom c'est universel loolu kese la. jërëjëf monsieur Tall ñu dugg directement si lu nga xam ne moo nekk l'objectif de l'émission mooy la régularisation des sans-papiers ici si Italie man nag damay wax chaque jour ñu koy wax ci kàddu yu leer mooy ñu nga xam ne dañu nekk ci dëkk bi nekk ay frères nekk lépp te amuñu ay kayit ñu war a leen a may kayit loi bi départ commencé le 1er juin di jeex le 15 juillet Tall loi bi am secteur yu mu concerné mooy golf yi et badanti yi moo nekk en général ñooñu ñëpp ak ñu nga xam ne ñooy liggéey ci tool yi mais ñu bëri dañuy dégg golf o badanti buñ ko mënoon tënk ci ay kàddu yu leer naññ ba ñu ne Sénégal ak ñu ne ci àddina bi yëpp duñu suivre man koo xam lan lañ leen expliquer. voilà donc pour bañ a ñëw ci jeunesse bi comme li nga wax comme ma ñëw directement rek comme le temps est limité comme dañu war a wax yu am essentiel mooy ne comme li nga wax effectivement régularisation bi dañoo ciblé 3 secteurs secteur bi njëkk mooy assistante à la familia beneen bi mooy lavoro domestique comme niñ koy waxee beneen bi ñu ne donc lavoro agricole secteur agricole nag dafa yaatu comme li ma lay wax bool nañ ci allevamento zootechnique bool nañ ci pesca ay agriculture ak yeneen service ak yeneen xeetu liggéey yoo xam ne yëpp dafa xeetoo ak agriculture donc bu ñëwee ci comme li nga laaj léegi entre golf et badante xam nga la golf boo ko gisee bu ñu waxee golf lavoro domestique golf mën na nekk babysitter bi mën na nekk gardien bi ci kër gi mën na nekk booy bi ci kër gi mën na nekk chauffeur bi ci kër gi mën na nekk comme ni ñu koy defee mbindaan bi ci kër gi donc loolu mooy golf maanaam soutien de famille liggéeyu la pour la famille yi nga xam ne qui ont besoin donc liggéeyu kër mooy loolu moom mooy lu ñu tuddee golf badante nag badaare la jógee verbe s'occuper de maanaam prendre soin de ki ñuy jël soin mooy ki nga xam ne dafa am pathologie dafa invalide dafa am problème mënulul boppam dara ñu tuddee ko insuffisance mënulul boppam dara kooku ñu ne nag dafa laaj mu am koo xam ne da koy taxaw di ko mën a jàppale ci ay bëgg-bëggam dans le sens lu mu bëgg a def parce que mënulul boppam dara ndax dafa am feebar boo xam ne il fallait ku koy mën a yëkkati il fallait am ku koy mën a jàpp bu bëggee def dara dem na sax ba ku koy war a sang dem na sax ba yeneen ak yeneen yëpp loolu moom lañ tuddee donc badante bi moom dafa am ku muy occupé wu nit koo xam ne da ngay am handicap da ngay am benn feebar da ngay mënulul sa bopp dara da ngay sa yaram day toll noo xam ne vraiment kenn mënulul sa bopp dara da nga feebar ñu bëgg nag nit koo xam ne day nekk sa pegg pour di la jàppale kooku mooy badante. jërëjëf sëñ Tall léegi régularisation bi nii ñan la concerné ak ñu nga xam ne am nañu sañ-sañu embaucher kenn yan condition lañ war a remplir pour mën a embaucher ñooñu ak ñu nga xam ne aussi yan condition lañ war a mën a remplir pour mën a bokk ci cette régularisation. voilà donc suñ ko bëggee wax pour mu leer ci nit ñi comme li ñuy wax définir nañu wax nañ yan secteur lañ mën a régulariser mooy benn bi comme ni nga ko waxee mooy golf yi mooy badante bi mooy liggéeyu tool yi léegi nag foofu ñu ne kan lañ war a parce que régularisation bi monsieur Ba dafa am benn particularité bu njëkk régularisation ne dafa concerner rek l'employeur ak travailleur bi muy jël yaa ngi may dégg mais bii nag dafa am beneen canal buñ ci boole mooy ñu ne ki nga xam ne sa permis de séjour dafa jeexoon à partir du 31 octobre 2019 te yow mënoo ko woon a renouveler ñu ne la yow moomu may na la nga dem au niveau donc de la police nga demander un permis de séjour temporaire boo xam ne dafay durer 6 mois yi mooy juróom-benni weer pour que nga mën ko am pour nga mën a dem wuti liggéey donc kooku mooy premier canal bi te kooku dañ ci teg na ko du rek permis de séjour dafay jeex la 31 octobre rek pour nga mën a dem mais war nga wane ne doon nga liggéey ci secteur yi nga xam ne moo concerné la nga xam ne moom la ñu war a régulariser mooy wane ne doon nga liggéey ci kër wala doon nga liggéey ci tool yaa ngi may dégg ñu ne la kooku soo ñëwee boo amee permis de séjour boobu soo ñëwee boo ko déposé ban jox la ko léegi yow attestation sax lan lay jox ñu ne la léegi yow mën nga si wut liggéey boo amee liggéey soo ñëwee régulariser ko souvent dañ lay jox benn permis de séjour boo xam ne ci biir lavoro subordinato loolu mooy premier canal bi. deuxième canal bi nag nga xam ne moo ñu gën a intéressé mooy gars yi nga xam ne mooy laboratoire bi nga xam ne ak datteur de lavoro bi nga xam ne dañuy wax ne un datteur de lavoro ni nga ko waxee régularisation mooy ne dañuy wax ne dafa amoon datteur de lavoro boo xam ne soit moo xam ne ci kër yi la wala ci tool yi nga xam ne yow da nga yoroon benn travailleur boo xam ne da nga ko doon liggéeyloo au noir
maanaam régulariser ko woon d'ailleurs loolu day concerner même italien bi nga xam ne da nga doon liggéey sa kër te météo ko woon en règle kooku moom dañuy wax italien bi météo ko woon en règle parce que l'italien n'a pas besoin de permis de séjour parce que c'est un citoyen italien donc moom carte d'identité doon na kooku dañ ko régulariser dañ ko mettoon en règle maanaam defuloo ko un contrat régulier nga xam ne contrat boo xam ne day respecter convention collective yi defuloo ko contrat boo xam ne day am àq ak yelleefu laboratoire bi mais aussi àq ak yelleef bi nga xam ne moo war a dem ci état bi maanaam jël nga nit war nga koo liggéeyloo war nga koo fay mais war nga koo versal ay taxes ay impôts yu jëm ci état bi boobu mu ñu ne kooku concerne bien vrai italien bi wala communautaire bi mooy koo xam ne ci union européenne bi nga bokk beneen bi nag ñu ne lavoro yow datore di lavoro bi yaa ngi jël nit koo xam ne dañuy jàpp ne dana la doon liggéeyloo te dañ ko doon liggéeyloo au noir ñu ne nag bu dee étranger bi day def benn couteau dafay nekk benn couteau à double tranchant dañuy wax ne léegi da nga koy régulariser bi mooy moom day amaale permis de séjour ba pare nag yow nga jëlaale ko maanaam ci ni nga koy jëlee da ngay wax ne kii da doon liggéey ak man léegi nag man léegi loi bi nag teg naa sanctionné yi nga xam ne tey suñu ko jaaroon yoon ba xamoon la tey dañ laa sanctionné ñu ne yooyu dañ koy suspendre léegi yow da nga koy régulariser ci kaw régulariser boobu ñu ne la léegi yow datore di lavoro bi ñu ne ki ngay boo ko bëggee régulariser ñu ne la yow datore di lavoro bi da nga war a am benn kuddu de 20 000 euros foofu tim ma leeral fi monsieur Ba li loi bi wax laa lay wax loi bi daf ne 20 000 euros loi bi daf ne 20 000 euros su fekkee ne dafa nekk benn soggetto boo xam ne moom dong moo am kuddu li mu wax dafa leer déglul daf ne soggetto bi nga xam ne percettore di reddito 20 000 euros daf ne solo soggetto percettore di reddito ni mu ko waxee en italien boo ko traduire day wax ne 20 000 euros ki nga xam ne yow dong yow yaay percepire maanaam reddito ci sa nucléaire familial loolu dafa leer ba après ci la wax ne ci après mu waxaat ne comme parce que loi dañ koy interpréter après mu ne la su fekkee ne nucléaire familial la mu ne la këru reddito bi dafa war a àgg ci 27 000 euros man foofu li may interpréter loi bi parce que interprétation la foofu li ngay interpréter mooy su fekkoon ne loi bi dafa bëgg a wax ne bu dee yow kese 20 000 euros rek la day wax ne datore di lavoro da solo 20 000 euros kon familia 27 000 euros mais loi bi waxul loolu loi bi waxul ne personne seule 20 000 euros comme familia 27 000 euros parce que li tax ma di wax loolu mooy interprétation bi la wax mooy sooy def regroupement familial loi bi dalay wax ne soo bëggee indi kenn nit temps ngay am soo bëggee indi 2 temps ngay am foofu loi bi dafa bëgg a wax ne dañoo exiger lii nga war ko am pour nga mën a indi nit monsieur Ba yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax waaw. donc damay wax ne loi su bëggee réglementer dara wala da koy wax mu leer da koy préciser maanaam loi donc soo bëggee indi sa jabar wala nga bëgg renouveler sa séjour dañ lay wax ne da nga war a am benn rythme boo xam ne dina mën a la permettre nga mën a renouveler ak bu dee da nga am famille ñoo la temps nga war a am ci reddito pour nga mën a renouveler loolu day leer nañ mais dans cette loi là dañoo wax ne 20 000 euros per un solo soggetto percettore di reddito ñu ne la ovvero nucléaire familiare dégg nga léegi boobaa ñoo la 27 000 euros et puis ñu teg sax ba ne la même yow mën nga am sa benn conjugué bu dee dëkku leen wala sa parente de seconde grado ñu ne la ki ñoo xam ne ñu ne mën nañoo ñëw concorrere per la détermination de reddito loolu li muy bëgg a wax mooy su fekkoon ne dañuy exiger yow soo nekkee sa famille war ngaa war a am 27 000 par la force kon duñ ci mën a indi sa frère bi wala di mën a indi un autre mu lay mottali parce que kon dañuy xam ne yow amoo possibilité jël kon yow mënoo jël xam ndax mi ndax monsieur Ba yaa ngi koy déggam de. bien sûr. parce que dañuy interpréter ñun juriste dañuy interpréter loi bi dafa ne su fekkoon ne dañoo mënal fekkoon ne dafa bëgg a wax ne yow sa kër soo amee 20 000 euros dëkk ak sa jabar mu da ngay am 27 000 waxu loi bi waxul loolu parce que sinon kon kon da nga bëgg a wax ne kon da doon wax ne su fekkoon ne yow rek yow yaa dëkk day kon day wax ne datore di lavoro da solo 20 000 euros kon familia 27 000 euros nga xam ne kon loolu la bëgg a wax mais loi bi waxul loolu loi bi dafa wax ne 20 000 euros per un solo soggetto percettore di reddito kon man su ma nekkee ak sama jabar liggéeyut man ma liggéey am reddito waxul laajul ma 27 000 euros 20 000 euros moom lañ ma laaj li may déggee mooy soo matalut nag 20 000 euros nucléaire familiare bi bu fekkee ne am na percettore di reddito laajatul ma 20 000 euros mais on me demande maintenant 27 000 euros loolu moo gën a raisonnable dama ne loolu moo gën a raisonnable bu ko defee li tax ñu ne la sa frère aussi même boo dëkkut ak moom mën na la jox
kuddam c'est-à-dire que te mu nekk 27 000 euros kon la notion de 27 000 euros mooy signifier su fekkee ne plusieurs personnes ñooy concourir à la détermination du rédito da nga war a am 27 000 euros mooy nekk monsieur Tall kon buñ ko doon résumé dañuy wax ne c'est-à-dire ku nga xam ne yow kese yaay liggéey nekk ak sa njaboot boo amee kudd bu nga xam ne 20 000 euros la jëm kaw mun nga régulariser benn sans papier bu fekkee nag ne yow léegi da ngaa bëgg boole ak nit seen réduité yi pour régulariser kenn foofu foog mu mat 27 000 euros noonu nga ko bëgg a résumer. non dama ne man ni ma ko man en tant que juriste man interprétation bi ma def monsieur Ba man dama ne interprétation bi ma def mooy su fekkoon ne dañoo bëgg ne yow boo amee 20 000 euros da nga war a doon kenn nit boo dëkkee sa njaboot da ngay def 27 kon dañuy wax ne datore di lavoro da solo 20 000 euros teg ci na kon nucleo familiare 27 000 euros parce que monsieur Ba li tax ma di wax loolu mooy est-ce que yow mën ngaa nangu kenn dëkk ak kenn nit ñu laaj ko 27 000 euros nga dëkk ak 10 nit ñu laaj la 27 000 euros kon ban chance la am kon ban chance la rédito bi am parce que ni ngay déggee foofu loi man dama la wax man loi laa lay wax dañuy interpréter loi. dama ne su bi ñuy waxee ci regroupement familial dañ lay wax ne sooy bu dee yow dong 6 000 euros maanaam 5 800 et quelque ñu ne la booy indi keneen 8 500 euros sooy indi keneen nga tegaat ci 11 000 euros booy indiwaat keneen parce que foofu dañuy bëgg a wax ne il faut nga démontrer ne am nga loo xam ne mën nga leen koy yoree mu leer donc fii aussi suñu waxee ne loi bi fii dafa ne 20 000 euros per un solo soggetto percettore di reddito loolu la wax dafa waxut ne fekkoon def ne 20 000 euros per una sola persona nga ne waaw mais percettore di reddito boobu moo lay bëgg a wan na la day bëgg a wan bu dee yow dong yow yaay indi ko def na tënk ci kàddu yu leer yu koccu pour nit ñi mooy seetaan bu ñu paree duñu la woo téléphone duñu woote di laajte noo koy tënkee ni ma koy waxee man ni ma ko jàngee mooy daf ne su fekkee ne daf ne 20 000 euros mooy koo xam ne yow dong yow yaa am maanaam revenu yow kese yaa am revenu kese una personne yow kese daf ne da koo leeral daf ne yow kese yaa am rédito bu dee def ne yow kese yaa am rédito 20 000 euros donc léegi nag bu delsee bu ne ak nucleo familiare dal na 27 000 euros foofu man damay wax ne mooy mi ngi wax datore di lavoro bi nga xam ne moom mi ngi percepteur mi ngi percepteur mais mëtalut 20 000 euros te dañ ko laaj na ko yow da ngaa war a am 20 000 euros ñu ne ko ne bu dee nucleo familiare bi la da ngay def 27 000 euros loolu mooy nucleo familiare bu ñu amee kudd dañ ko ciy boole si sa bos nga mën a jël parce que monsieur Ba li ma lay wax nii man gis naa ko nga xam ne datore di lavoro bi 10 000 euros la am frère bi moo koy jox 17 000 euros ba mu demee dafa régulariser kon moo lay wan na ko ni exiger wuñ ko pour na ko par la force da ngay am 27 c'est-à-dire que li ma bëgg a wax foofu mooy du dañuy bëgg a exiger ou da ngay am 20 000 euros yow mi nga xam ne yow kese yaay percevoir rédito matal amul problème wala su fekkee ne matul dootu nekk 20 000 mais 27 000 la man mën laa ko interpréter parce que loolu mooy mën a tax ñu mën a nangu sa beneen frère koo xam ne dëkkut ak yow ñu ne la mën naa ñëw jox la pour ñu mën a déterminer rédito bi toujours 27 000 la waxut beneen rédito 20 000 ak 27 rek la kon suñu mënee accepter sa frère bu dëkkut ak yow jox la kuddam ñu ne la mat 27 000 kon ñoom xam na ne dañuy wax ne comme nag dañ lay am ñuy somaare seen i rédito dootul la laaj 20 000 20 000 bi yow kese dong kot lay doon 20 000 mais bu ci am ñeneen ñu ciy wax day doon 27 000 maanaam ñu indi kudd la ñuy wax parce que waxul la na ñaari nit ngay dëkk pour nga am benn parce que ci loi ñoom xam na ne ñëpp amul rédito 27 000 bëgg wax man dafa leer amul ne ñëpp ñoo am kudd 27 000 tout le monde n'a pas kudd de 27 000 amuñ ko mais bu la waxee yow mais bu ne la yow dong percepto bu ne la yow dong mi nga xam ne yow yaa am revenu 20 000 euros man loolu laa ko jàngee quoi. jërëjëf loolu yaakaar naa leer na lu ñuy bëgg rek mooy pour ëllëg ñu nga xam ne aussi dineen déposer ci kayit yi bu ñu ci jógee mën a jot seen i kayit wala bokk du ñu fa jaar tax loolu ba àddina bi di tukki ñuy am problème mu kayit parce que gis nañu ñu nga xam ne loolu jaar na fi monsieur Tall bu ñu mënee del si preuve yu nga xam ne mooy prouver que ne le 8 mars ba léegi 2020 yaa ngi ci est-ce que ci biir preuve yooyu billet train yi bokk nañ ci est-ce que ci biir preuve yooyu ma chargé benn ricarika téléphone bokk na ci revenir à ñu ci preuve yooyu ñu wax. donc preuve yi bi ñuy njëkk bi ñu waxee dañu wax ne donc da nga war a démontrer ne ki nga xam ne da nga koy war a renouveler régulariser war na démontrer ne
présenté na sous le nekk na ci maanaam mi ngi ci biir Italie avant le 8 mars 2020 te ñu tegaat si benn condition mooy te génnul réew mi ci diggante bi maanaam fi ñu toll nii maanaam nekk na ci Italie avant le 8 mars te génnul dëkk bi loolu tamit dafa il faut ñu leeral ko parce que nit donc léegi loolu la ñu ne nag léegi loolu nan lañ koy prouver ñu ne bokk na ci preuve yi xam nga loolu tamit droit la ñuy wax waxuñ obligatoirement lii la dañoo wax ne ki nga xam ne déjà jël nañ fi ay empreinte am xam nga loolu preuve boo xam ne irréfutable la preuve solo mooy wane ne kii moom mi ngi woon ci réew mi mais kooku mën a buñ fi tey may jox un exemple monsieur Ba nit kooku suñu gisee ne jël nañ fi empreinte am ba pare te ñu gis passeport am bi supposons ñu gis ne mi ngi ko defaree France boo liggéey mën na ci am problème parce que mën nañu jël ne kii dafa génnoon dëkk bi parce que passeport bi mu yor France lañ ko defee par exemple ci moment bi ñu doon un exemple su kenn ñëwoon indi ab passeport ñu def ci mois de juin par exemple le 4 juin en France mais léegi ils peuvent se poser la question de lui dire yow da nga génnoon dëkk bi parce que passeport mënoo ko am te tegul empreinte est-ce que dëgg nga fi may wax ak yow dama lay wax man yëfi droit laa lay wax donc su nit indee passeport 4 juin même fekkoon ne jël nañ fi say empreinte tim yow première condition bi satisfaire nga ko mooy le 8 mars wane woon nga yaan fi waaye sa passeport wane na ne da nga génnoon dëkk bi te su boobaa kon satisfaire woo ñaari conditions yi parce que passeport numérique yi ñuy yor pour nga am ko da ngay teg empreinte kon su fekkee ne da nga indi benn passeport 4 juin nga ne France la passeport bi lañ ko defaree kon ça veut dire que yaa ngi woon France loolu moom dafa nekk loo xam ne c'est une logique kenn mënu ko dindi bon donc boobu muy benn mooy empreinte yi deuxièmement mooy lu ñu wax déclaration de présence monsieur Ba nekk na par exemple yow tey nit jógee Sénégal wàcc benn aéroport u Italie qualsiasi aéroport u Italie ñu def wàcc fa supposons avec un visa italien je donne un exemple parce que su fekkee da ngaa amoon visa France soo wàccee France jëlaat vol boo wàccee Italie doo gis police France lan lay defaree parce que c'est la libre circulation des biens et des personnes parce que nous sommes au niveau de l'Europe loolooy tax soo jëlee benn vol dans un pays européen soo wàccee sa bagage ngay jël dem parce que doo gis police parce que ñoom bala laa embarqué da ngay am toutes les conditions pour entrer dans un autre pays de l'Europe de l'Union européenne au vu des accords yi ñu am seen biir ak les conventions yaa ngi may dégg donc ñu ne la donc voilà donc yow ki fi wàccee ak visa am wane nga ne dugg nga ci dëkk bi mais kooku ci moom laa lay wax mooy bu ma amaat leneen lu wane ne génn na dëkk bi loolu muy beneen preuve bi aussi nekk na ci par exemple le passeport bi ñuy def le passeport sénégalais bi nga defaree à Milan parce que ñoom dañoo wax ne su mooyee ñaar yooyu dañoo wax ne beneen document boo xam ne maanaam les organismes publics ñoo ko relâché donc passeport u Sénégal boo defaree Milan ñu bind ci adresse Brescia ñu def ko avant le 8 mars loolu day supposer la personne il est là en Italie mi ngi fi parce que soo fi nekkutoon en Italie munoo def passeport bi à Milan ba jël fi say empreinte yaa ngi may dégg boobu day valable ñu ne aussi document par exemple hôpital pronto soccorso dem nga pronto soccorso yaa xam per col sa ban motif nga dem tubaab ku ne xam na ne tubaab ay kayit lépp ci kayit lañ koy def donc foofu dana am document bu ñu bind na tel jour ñëwoon nga pronto soccorso wala ñu ne la déglu de dem na ba ne wala ñu ne la abonnement dans les moyens de transport public mais abonnement waxul la billet boo xam ne da nga koo jënd ñu bind ci par exemple valable pour le mois waxul loolu dañ ne loo xam ne day am sa photo maanaam par exemple yow nga abonnement bi day am yow sa photo ñu photo la. mooy mi ngi billet bi dàq nañ ko moom du preuve bu nga xam ne dana wane ne fekk na la fi. non dama ne abonnement lañ wax xam nga billet bu ñu ci bindee Moussa Ndiaye mais Moussa Ndiaye kenn def ci date de naissance. effectivement bu ñu bindee billet bi bu ñu ci bindee Aliou Ba rek qui est Aliou Ba. effectivement. bokkut ak carte de transport boo xam ne dañuy bind noome ko ñoome date di nascita Aliou li ñuy wax man yoon laa lay wax droit laa lay wax ni muy fonctionné li ma lay wax preuve ma lay wax ay yoon laa lay wax donc noome ko ñoome date di nascita boobu bokkul ak billet bu ñu bind Aliou Ba bokkul. beneen bi Aliou aussi maa ngi ñëwaat toujours beneen bi Aliou mooy carte téléphone par exemple yow ba ngay dem di jënd carte téléphone dañoo jël sa récapitule da ngay am noome ko ñoome même booy joxe passeport. effectivement. wala ngay dem di envoyer xaalis au niveau de Western Union foofu tim da ngay joxe sa identité. effectivement. ñoom dañoo wax ne na nekk organisme public wala loo xam ne day exercer une mission de service public. jërëjëf monsieur Tall nekk juriste nekk médiateur culturel fii si Castura bu Bergamo mais Tall est-ce que ku amul passeport kayit yi mën nga ci déposer sukkandiku ci yeneen document yu nga xam ne man yaa ngi ak moom comme sa carte d'identité wala sa benn attestation wala carte consulaire wala genre demee noonu. non xoolal ba pour ma leeralal dara aussi c'est-à-dire que fii au niveau de l'Italie pour
étranger document bi ñuy reconnaître ci yow mooy le passeport mooy document officiel wante ci régularisation bi gars yi accepté nañ ce qu'on appelle l'attestation d'identité boobu mooy ban mooy boo xam ne dañ ne aussi boobu maanaam service consulaire yi ñoo la koy jox wala ambassade bi donc ba yow boo demoon tey di déposer ci par exemple nga passeport wala ngay déposer ji nationalité wala ngay déposer ji par exemple carte d'identité ñu defal attestation d'identité la ñu wax attestation bi parce que ñoom li ñu bëgg ba mooy am les généralités laboratoire bi donc ñoom sax dem nañ ba ne même passeport bu nga xam ne expiré na accepté nañ ko mais nag pour nga dugalee ko mais nag soo demee ba nga xam ne da ngay dem pour signer ci contrat bi il faut la nga am nag être muni da ngay yor passeport bi en cours de validité. ok mais attestation de résidence bi tey jii man su ma ko soxla woon waroon a dem ci consulat yi lan lay yóbbu pour ñu defaral ma ko. waa léegi xam nga comme li ma la xam nga kooku day nekk ki nga xam ne passeport am jeex na par exemple mu bëggoon a déposer passeport mën a dem bu dee passeport waaw dama ne voilà xam nga bu dee passeport xam nga consulat yi booy dem pour déposer ji passeport da nga yóbbu sa passeport bu jeex par exemple wala fekkee ne sa carte d'identité la da nga yóbbu carte d'identité bu jeex bi wala nga am extrato di nascita ak photo boo gisee am na benn note de service sax bu ambassade bi génnee ba wax ko association yi pour ñu ne gars yi ñu jëm leen koo defal faciliter leen pour ñu dem ñu defal leen ko ñu am ku nekk ñaari photo nga dem ñu laaj la ou extrait de naissance ou passeport ou carte d'identité nga dem pour nga déposer ñu mën la defal attestation d'identité bi. est-ce que attestation d'identité bi man tey su ma amul passeport mën nañ ma ko defaral. boo fekkee yoroo fekk mais il faut nga yóbbu document bu lay identifier il faut nga yóbbu document bu la concerné au moins extrait de naissance. extrait de naissance yow Aline Ba boo yoroon sa extrait de naissance ak sa 2 photos ñu defal la attestation d'identité dañ ciy jël photo bi def ko si ñu xam ne yow la. loolu leer na nañ monsieur Tall tey ñu amoon ci 30 minutes chrono monsieur Tall nekk juriste nekk médiateur culturel fii ci Castora bu Bergamo moom nag mu ñëw fas yéene waxtaan ak ñeen lu nga xam ne ci régularisation bi xam ne départ na le 1er juin war a jeex le 15 juillet sëñ Tall ñu am benn problème bu nga xam ne monsieur Tall dañ ko constaté ci moment yi mooy que ne communauté bii ñu nekk muy Sénégal yi dafa bëri ñu nga xam ne ay documents asile politique lañ yore mais ñooñu lan la cette régularisation prévoir ci ñoom ba ñoo dugg ci biir waxtaan bi. donc merci monsieur Ba tu as posé une question boo xam ne vraiment une question question bi nga laaj am na solo trop maa ngi jégalu ci français bi léeg-léeg xam nga rek ñun nit ñu kii donc pour monsieur Ba régularisation bi il faut d'abord nga xam kan lañ war a régulariser pour que nga xam suñu mbokk asile yi ban taxawaay la ñuy taxawee lan la ñuy bokkee ci loi bi parce que li ma la waxoon monsieur Ba dama ne la. booy régulariser ko wax ñu mu concerné léegi ñoom seen taxawaay ci loi bi lañ bëgg a xam. moom la bëgg a leeralal nii dama ne la régularisation dafay signifier mettre fin à une situation d'irrégularité maanaam régularisation day nekk loo xam ne dañoo fekk loo xam ne dafa nekk tegu wutoon ci yoon. ñu bëgg koo jël ci yoon. ñu ne ci loi bi ki nga xam ne moom la ñuy wax ne moo nekkutoon ci yoon ñu di ko teg ci yoon mooy ki nga xam ne amoo woon kayit nag mën na nekk ñaar mën na nekk ku ko mus a am mën na nekk ki amoon ba pare ñàkk ko ñu tuddee ko irrégulier ki nga xam ne amoon na ko te amatu ko kooku bokkut ak le clandestin parce que le clandestin mooy koo xam ne kenn xamu ko kenn mënu ko localiser kenn xamul mooy kan ndax amul ci moom dara alors que irrégulier bi moom amoon na document identifié nañ ko ba xamoon na kii la waaye nag document ba jeex na ni ngi ci réew mi amul kayit lii la loi bi wax ñii mooy ñi nga xam ne ci beneen canal bi bokkut ak ñi ma la waxoon ne bu seen séjour jeexee ñu dem donc man maa ngi ci canal bi ñi nga xam ne ñoom lañ war a régulariser soit ci tool yi wala soit ci kër yi mooy ki nga xam ne jàpp nañ ne bu dee étranger bi laay wax du ma waxati italien bi bu dee étranger bi jàpp nañ ki nga xam ne dafa amul kayit moo tax jëloo ko woon mu lay liggéeyal en règle ba nga ko mën a déclarer léegi suñu mbokki asile ñi nga xam ne dañoo dugal asile seen situation dafa am nu mu tëddee monsieur Ba mooy ne asile boo ko dugalee dañ lay jox benn permis de 6 mois yi daal di informer préfecture na leen am na benn waay bu tudd Alioune Ba bu def demande d'asile politique préfecture dalay maanaam
day def da lay réserver préfecture day jox day am rendez-vous benn jour pour ñu woola pour nga dëggal li tax nga ne da ngay demander asile ñi def asile ñi may déglu man damay dem commission soo ñëwee li lañ laaj mooy li tax nga jógee sa dëkk li tax bëgg faa dellu donc boobu nga yor mën nga see dem liggéey donc monsieur Ba kooku mooy premier cas bi deuxième cas bi mooy ki nga xam ne toog na di xaar commission dem na commission ñëw na commission jox ko lu ñu tuddee négatif maanaam négatif mooy reconnaître wuñ ko protection bi nga xam ne moom la doon demandé parce que da nga doon demandé une protection internationale ñu ne la reconnaître wuñ la protection bi day am benn notification boo xam ne ñoom bu ñëwee police da leen di jox benn verbal boo xam ne benn notification la boo xam ne dañ ciy bind ne yow bi nga demee commission reconnaître la sa protection bi nga doon demandé reconnaître la ko ñoo la am nga 2 mois yi pour nga def recours au tribunal ou intro fukki fan ak juróom da ngaa war a béyi territoire bi ndax sa légitimité pour nga nekk ci réew mi amatul lu koy firnde mooy amatoo kay yaa ngi dégg ba monsieur Mbaye dama lay expliquer pour nga comprendre dama lay wax na la dégg nga maanaam dem nga commission ñëw nga police da lay jox benn notification boo xam ne da lay wax na la mën nga def recours nag ni ñu ko jàngalee en droit dafa am recours yoo xam ne dafay suspendre le recours est suspensif maanaam waxoon naa la ne ci notification bi dañ ciy bind intro condizioni deve lasciare il territorio nga laa war a génn réew léegi nag boo defee recours boobu ngay def mooy suspendre maanaam feuille de via bi parce que dañuy wax ne dañ xool ba xam fan la recours bi di mujj moo tax su la fekkoon nga yore ab séjour booba valable tout parce que séjour ba la validité mooy bi nga déposer recours ak ba ngay dem commission ba ngay demee commission ne la mayuma la kayit ne la commission def la lu ñu tuddee un diniego benn rejet ne la mayul la kayit séjour booba dañ koy archivier ndax amul benn validité boo ko jëloon démb tey boo jëloon séjour bi tey monsieur Ba démb boo ko jëloon démb ci àjjuma ji mu lundi mu ñëw ñu ne la am nga négatif séjour boobu dañ koy archivier amatul validité pour ma leeral la donc soo defee recours sa avocat day dem au niveau du tribunal def déposer recours bi su déposer recours bi dañ koy jox benn document boo xam ne day am numéro registre bi ak numéro de fixation date audience bi nga xam ne moom la tribunal war a prononcé wu yow ci sa recours bi su fekkee ne accepté na recours bi parce que dafa am ñaari phase am na ca gone yaa may dégg am na si ñoo xam ne seen avocat day def recours ñu ne ko sa recours kenn recevoir ko maanaam dans la forme ak recours bi nekk na recours boo xam ne mérite du recours bu ñu war a examiner au fond dañ koy rejeter li ma wax ni xale yaa may dégg am na ñoo xam ne seen avocat day wax ne ce recours n'est pas recevable kenn recevoir ko. monsieur Tall léegi pour ñu gën koo leeral léegi xale yi dañoo dem nekk en commission en instance c'est-à-dire amaguñ résultat définitif ñoo ngi leen jax 6 mois ñoo ngi liggéey ak kayit yi sénatoriat bi ñëw na xamuñu nan la ñuy taxawee lan lañ leen di conseiller. léegi nag gis nga ki nga xam ne monsieur Ba déglu fii nag foofu li ma laaj bu am solo monsieur Ba képp ku nga xam ne yow sa procédure jeexagut déglu baax na monsieur Ba dama ne képp koo xam ne yaa ngi def asile te sa procédure jeexagul mooy benn mooy demagoo commission wala dem nga commission ba ñëw da ngaa def recours jàppal na yow tu n'es pas nekkoo ko irrégulier yàlla boo ci boole leen far da ngay liggéey boo bëggee dugg ci régularisation bi li ngay njëkk a def mooy benn su fekkee ne demagoo commission da ngay renoncer da ngay dem na police sama asile bii ma demandé woon man banaa ko ndaxte booy déposer asile. Taal foofu dama bëgg ñu taxaw ci. c'est-à-dire man su ma bëggee bokk ci régularisation bi damay dem Kastura renoncer si séjour boobu ma fa amoon dafa mel ne loolu nga wax. da ngay renoncer sa demande d'asile bi renoncer demande d'asile bi mooy jeexal séjour bi nga yoree da koy archivier parce que yow comme demande dama ne ñaari la kiy xaar demagul commission su defee asile demagul commission su bëggee dugal ci loi bi day renoncer demande d'asile bi day dem na police. su demande d'asile bii ma defoon di xaar nga dem commission banaa ko damay renoncer su fa yoree passeport police da koy wax kaay signé mu signé ñu delloo ko passeport am su fekkoon ne en temps noonu fekkoon ne du woon nekkoon ci loi régularisation dañ koy joxaale feuille de via li ma lay wax chaque jour je suis à la police dama koy vivre parce que comme yow li taxoon ñu téye sa passeport mooy comme da ngaa demandé damay demandé asile yoon moo leen di wax dañuy téye sa passeport
parce que soo amee kayit ñu ci ëpp dañ lay jox benn titre de voyage sa passeport dëkk moom dañ koy téye dootoo ko mën a am moo tax xale yi li ma la wax ñu ngi koy dégg ku ci am asile politique soo bëggee dem Sénégal Gambie ngay wàcc wala Mali boo wàccee ba Blaise Diagne ñu yóbbu la kaso parce que li ñu lay wax tu peux aller partout sauf dans ton pays parce que tu as rompu avec ton pays li ma lay wax ñoom li may wax droit la ñoom xam nañ ko donc monsieur Ba ñu del si suñu sujet bi ki nga xam ne da ngaa bëgg a dugal ci kayit yi te nekk asile te sa asile bi nga nekk ci procédure munoo nekk ci procédure asile naan da ngay déposer ci loi bi ku ciy déposer da ngay ñàkk kayit wala nga nekk irrégulier ku mus da ngay nekk ku mus am kayit wala ko amoon kayit ya jeex te munoo koo woon a dugalee amoo noo ko dugalee fekk na kayit ya nangu nañ ko par exemple un exemple nga dugaloon ci séjour ñu nangu ko yooyu ñooñu lañ mën a régulariser waaye munoo am asile monsieur Ba jël la ngay liggéey ak moom ba pare nga naan maa bëgg régulariser wu tu ne yow lu ñu lay régulariser yow tu es en règle lu lay régulariser non dafa am loo xam ne logique mais logique daa lay wax li ma lay wax nii c'est quoi régulariser une situation irrégulière waaye mënoo régulariser koo xam ne mi ngi yore séjour bu nekk en cours de validité di liggéey ñu embauché ko nga ne da nga koy régulariser noo koy régulariser. yaakaar naa ne leer na naa ñu monsieur le juge wax na ko mooy leeral na asile politique yu nga xam ne daanaka mooy particularité régularisation bi ñu nga xam ne nee na dana ci del ci waat en 2 secondes temps bu ñu jagale woon jeex na nee na ñu nga xam ne ñoo ngi am asile politique ñu nga xam ne jot nañu séjour temps jot nañu ñoo ngi en naissance mais demaguñ commission mën nañoo dem ci Castora renoncer ci demande boobu ñu delloo leen seen passeport ñu déposer ci loi bi. recours dañuy wax seen avocat mu annuler recours bi bu dee ñoo def recours te recours bi examiné guñ ko dañuy wax avocat bi mu annuler recours bi bu annuler recours bi annulation recours bi mooy annuler lépp bu ko fekkoon mu yor séjour dañ koy annuler bu ko fekkoon muy liggéey bi dafa war a arrêté parce que kuy liggéey da nga yor kayit. jërëjëf Tall yaakaar naa leer na nañ loolu moom semaine bi téléphone yi benn noppalu ci parce que xam nañu ne ñoom it jaaxle nañ jaaxle bopp doyo lan ngay terminer parce que temps bu ñu jagale woon jeex na. vraiment monsieur Ba comme li nga wax temps bi gàtt na lool bëggoon nañoo mën a vraiment pour leeralal nit ñi léegi monsieur Ba li may leeral rek mooy ci procédure bi nga baal bu dee naa am tout temps rek ci procédure bi. may la 5 minutes bàyyi la nga résumé lu nga bëgg a résumé pour ñooñu di seetaan seen. voilà donc monsieur Ba ci procédure bi rek ma lay wax maanaam bu ñuy dem di déposer ji mais préciser na passeport bu jeex danañ ko nangu waaye booy dem di signer ji contrat bi na fekk nga yore sa passeport bu nekk en cours de validité muy benn. deuxièmement mooy sooy dem par exemple ñu war laa dugalal la présence su laboratoire bi c'est pas exigé mais mi ngi exigé wu sooy dem pour nga war a signer ji contrat bi. beneen bi mooy maanaam kii bi nu mu tudd hospitalité bi sooy dem ñu lay dugalal kenn du ko exiger mais da nga wax fan la waa ji di dëkk wax adresse am parce que kan nga mën a def hospitalité mooy boo dugalee ba préfecture envoyé le receveur bi wane ne rendez-vous bi telle date la yaag sa date de labeur war ngeen a mën a ñëw ngeen signé si contrat bi document boobu day nekk benn document valide document boo xam ne boo ko téye bu la police contrôleur moom nga koy wane parce que wane na ne kii koo xam ne dafa am rendez-vous pour régulariser wu donc nag da nga koy photocopie mu doon nga def ko jox ko benn bi sa laboratoire mu téye ko beneen bi yow nga téye ko alors laboratoire boobu muy téye nag ki mu dëkk ak mën naa dem si moom mu defal ko ci hospitalité beneen bi monsieur Ba mooy waxul fenn ne laboratoire dafa war a dëkk sa kër moo xam badante la moo xam kolfa la badante am na badante boo xam ne dañ ko tuddee badante fisso am na badante boo xam ne day jógee këram di liggéey si bu ngoonee mu ñibbi kolfa bi également donc yow monsieur Ba boo ma jëlee man mën naa dem sama frère wala ma dem si Malick Sakho mu defal ma hospitalité waaye nag monsieur Ba munoo dëkk Brescia ma ne man damay liggéey sa kër Brescia ba pare di wut hospitalité Genova loolu munta nekk lu il faut que nit ñi wax leen aussi lu war a mën a nekk donc yow su fekkee damay liggéey yow na yow sa kër lay liggéey see Kolf province de Brescia war laa mën a doon mën a calculer raisonnable na ma mën a jógee Bergamo ñëw liggéey si sa kër mais en fonction nature contrat bi en fonction nan la ndibalee contrat bi soo waree xëy ay 8 heures bëgg dëkk à 200 kilomètres loolu am xel mënu ko nangu il faut que loolu tim logique la nit ñi dañu war a raisonner ci loolu donc monsieur Ba loolu ay yu ma bëggoon a leeral la wax la ne donc nag beneen bi mooy monsieur Ba maa ngi doon waxoon nga ko sax waxoon naa ko nañu ñi nga xam ne ku ci mënta dugal mooy dafa am ñoo xam ne loi bi daf ne ñii mënuñoo jël kenn kii mënta dugal monsieur Ba ku nga xam ne dana la fi mas a condamné pour trafic de drogue wala yow nga doon
def atteinte ak ci perte maanaam nga pour ay affaire stupro maanaam mën nga doon violer jigéen wala yow da nga fee mas a def lu mu tuddee ngay fexe di dugal ay étranger ci biir réew mi lu mu tuddee favoriser ngay yombal nit koo xam ne wartu dugg ci réew mi amul kayit nga dugal ko fi wala ñun wala monsieur Bañ ñu la affaire terrorisme wala yeneen fa xeetu délit yoo xam ne day tax nit même bu doon régularisation bi boo dugalee sa kayit ñu nangu ko ñu ne kooku mënut a régulariser wu loolu ñu ko wax noonu moo war ci datour di lafut bi aussi donc loolu mooy ñi nga xam nuyu nag di la kontaan bu baax ci émission bi di wax na wax dëgg yàlla doon nañoo bëgg mu gën a yaatu lii pour mu am yenn point yu bëri yoo xam ne bëgg nañ ko ci leeral maa ngi lay gërëm di la sant vraiment ci émission bi di kontaan bu baax vraiment ci invitation bi. jërëjëf monsieur Tall nekk juriste nekk médiateur culturel ci Castora bu Bergamo ñu am aussi ñun mbégte bu mag aussi di la recevoir si suñu plateau pour leeral rek askan bi bii nekkoon numéro 2 du ñàkk beneen semaine prochaine aussi di leen avancer si numéro 3 bi donc di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous prochainement. yàgg fa lool boo sañul foog ne nga jóg seen réew yow mi ba sa réew di xas sa réew doo dem sa réew yow danga réer su bàyyee li nga doon dema doon li nga yoon yow danga réer bàyyi nga sa yoon yow mi yoon yow mi dem sa xeet mi wàcc yoon